Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. jërë ngeen jëf mbokk internet yi di amaat mbégte ak kontaan di leen dalal seen chaîne YouTube DKR 221 tey ji nag dañuy ñëwaat ak li nga xamante ni moo xew jamono ji fii si réew Sénégal si lu dox si diggante ki nga xamante ni mooy président di leaderu Pastef Ousmane Sonko ak ndawam soosu rek ñu naan ko Adji Sarr mu doon loo xamante ni juróon na coow lu bëri fii si Sénégal waaye nag actualité rek lay doon am na ñu bëri ñoo xamante ni génn nañ wax si tey ji nag dañ koy faram-fàccee ak ki nga xamante ni mooy guide religieux boo xamante ni jamono ji kenn dootu leen ko présenté muy imam Dramé ñu ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah Sabali maa ngi lay fay nuyu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi seetaan ak ñiy seetaan DKR 221. jërëjëf imam gis nañ ki nga xamante ni mooy Adji Sarr diggante mook Ousmane Sonko jamono ji am na benn at ba léegi ñuy wax seen diggante ñoom ñaar affaire dakaa sàkku ko yoon ba léegi waxagul lu leer ci kanamu sénégalais yi waaye gis nañu ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko dañ ko terewoon sax naam mu wax ci dossier bi Adji Sarr nag moom ba léegi mu ngi ciy wax génn na sax ak ay site yoo xamante ni wala sax ay presse yoo xamante ni nekkuñu biir Afrique ñu ngi nekkuñu biir Sénégal sax laay wax mais au niveau étranger comme ku ci mel ni Jeune Afrique wala Le Monde wala RFI daf interview ak Adji Sarr interview boobu ba ko déggee noo ko jàngatee imam. waaw dama ko ñaawlu man parce que dama gëm ni Sénégal réew mu moom boppam la li tubaab naan souveraineté Sénégal am na ko Sénégal lu jiitu muy am indépendance sax boo xoolee am na benn privilège bu mu amoon boo xam ne tubaab yi ci boppam ñoo ko joxoon Sénégal nekk réew mu mag moo xam ne mën nañ ne ay révolution yu mag daf fee jaar lu jiitu tubaab yi di fi ñëw ku jàng toute histoire xam nga la révolution torodo mu ngi amee fii ci réew mi ci 1776 université bi gënoon a rëy ci réew mi mën nañ ni fii la amee université bi gën a rëy ci Afrique soowu jant fii la nekkoon nga xam mooy l'université de Pire loolu boo gisee ma di ko indi rek mooy wax ni réew mu mag la lu jiitu sax tubaab yi di fi ñëw yàlla dogal tubaab yi bi ñu coloniser bi ñu dem jox ñu indépendance ñu am souveraineté kon jàpp naa ni réew mi problème réew mi nañ ko régler ci biir réew mi parce que ñun duñu ay magum waxoon nañ ko dañoo bëgg a bokk ci ñi naan magum xamoon nañ ko parce que Jeune Afrique ak journal Le Monde ak France 24 réew yi tàkk ci Afrique yëpp guerre civile am fa seen loxo ngi ci biir parce que tey jii ku xam adduna bi fi mu toll réew yi ñu wër yëpp la ko taal wala la ko yëngal bu dee naxantewuñu France loxo ma ngi ci biir saf ca sàpp exemple mooy fu mel ne Mali kon jàpp naa ni réew mi bu dee dafa am dossier boo xam ne jàpp nañ ni yàlla moo ci def sutura mais mën nañ ni bu ci yàlla defuloon sutura ak ñaanu mag ñi réew mi république amatu fi woon mooy réew mi ko xool mois de mars xam ni bu sëriñ si yeexoon réew mi dem ci kaaw kon bu ñu traversé loolu yàlla suturaal ñu génn ci war nañoo am nag taxawaay am retenu mbir mi ñu jël ko au sérieux xam ne réew mi am nañ ay magistrats yu mag yoo xam ne bu ñu leen bàyyee rek dossier bu fi ñëw war nañ koo mën a àtte bañ cee dugal tubaab yi parce que tubaab yi ñun ak ñoom bokkuñu ay intérêt tubaab yi ñoom ñoo ñu coloniser ñoo ñu jàpp njaam esclavage pendant 400 ans coloniser ñu kon ñooñu mënuñu ñoo wax lu baax ci ñun bu ñu gëmloo ni dañuy développé yi dañuy nax rek kon jàpp naa te Adji Sarr la ko yóbbu bitim réew ay loxo la parce que amul moyen yu mu fa demee bu dem njàng amul njàng mu ko fa mën a yóbbu kon bu fa demee rek ay loxo nekk ci ginnaaw loxo yooyu nag la ñuy waxal parce que loxo yooyu ñëpp xam nañ ko mooy loxo yu nguur gi parce que ay wax it kenn du ko raay jàpp naa ni ñoom ñoo ëpp responsabilité tey xam ne li ñu leen dénk du ab village ñi ñuy sàmm tamit du ñuy bàyyi ma ay nit la ñuy sàmm ay boroomi xel yuy xalaat ay universitaire ñoo xam ne sax yàlla dafa dogal ñoo leen gën a xam réew mi gën leen koo bëgg yàlla dafa dogal rek ñoom ñu toog foofa kon nañu respecté sénégalais yi ñu jël dossier boobu ñu bañ koo jël di ko jox tubaab yi pour yàq benn nit parce que man li ma gëm tey président Ousmane Sonko ku ko xam ak ku ko xamul li yàlla dogal
Pastef mooy première force politique fii ci Sénégal loolu réalité la kon képp koo xam da nga jóg pour neutraliser ko boo ko jaaree ci ay message ci ay médias yoo xam ni ay médias internationaux la sa réew ngay taal mais du sotti kon ñu ngi waat ñi jiite réew mi ñu am retenu dellusiwaat xam ni nañu doyloo li réew mi am Ousmane Sonko li mu ci wax leer na jàpp naa ne dossier bi lu ci nit mën a wax rek da nga koy teg ci waxu ndeyi mbill gi parce que moom ba mu déparé ba tey benn wax lay wax mooy àtte leen ma waaw ki naan àtte leen ma nag kooku bëgg na ku ko àtte te tey àtte rek moo mën a leeral mbir mi kon nañu dem ci procès waaw te procès bi kenn du ko defee bitim réew kenn du ko defee France 24 kenn du ko defee RFI kenn du ko defee Jeune Afrique fii lañ koy defee kon kay ñooñu jaruñu leen ciy dugal kon daal mbir mi pour résumer kenn mënut cee wax li ci lu raw li ci Ousmane Sonko wax mooy nañ ma àtte ñu àtte ko parce que jël na pôle avocat am pour ñu àtte ko kon ñu yor réew mi bu dee àtte rek moo leen tax a jóg yaakaar naa liñ naan la balle est dans votre camp kon jot na il est temps ñu àtte dossier bi parce que Sénégal yëpp loolu lañ ciy xaar nag. léegi dossier bi mu doon dossier boo xamante ni dafa luus trop. ki nga xamante ni mooy Adji Sarr génnam bi ñu bëri dañ ne dafa am loo xam ne dafa làqu si biir. ndax moom amul ay moyens comme wax nga sànq yoo xamante ni day mën a indi comme ay presse yu mel ni Jeune Afrique. ay France 24 ak RFI ak yooyu mu indi fii Sénégal wax ak ñoom. kon ñëpp dañ doon wax ni li nga xamante mooy dossier bi dafa am lu nekk si ginnaawam te ñu nekk si ginnaawam nguur gi la est-ce que mën nga ñëw confirmer ni carrément nguur gi moo nekk si ginnaaw li nga xamante ni mooy Adji Sarr. waaw mais nguur gi loolu jarul jàng pour xam ko loolu jarul nekk sax élève CM2 pour xam ne Adji Sarr lépp lu nekk ci ginnaaw nguur gi la Adji Sarr ñan ñoo yor sécurité am fi mu ne du nguur gi. waaw état du Sénégal moo ko yor. moo ko yor kon Adji Sarr fa mu nekk nguur gi moo ko fa teg Adji Sarr lu jiitu muy coow di am digganteem Ousmane Sonko maanaam kenn xamuloon turam Adji Sarr mënu woon a am accès sax Walfadjri wala Sud FM kon bu amee accès RFI ak Jeune Afrique loolu lu ñu organiser la loolu jarul jàng pour xam ko day laaj rek nga nekk nit pour xam ko parce que tey man yàlla dafa dogal man réew mi dama ko bëgg nekk patriote Sénégal moo ma gënal ci àdduna bi bu ñu ma doon laaj fan nga bëgg a bokk wala fan nga bëgg a dëkk dama naan Sénégal li tubaab wax naan joue avec le feu baaxul jàpp naa ni réew mi ñun ñoo ko bokk nañu sérieux ñu yéenante jàmm te dox ci dëgg te wax dëgg xam ni dëgg rek mooy njëkk mooy mujj nit nag bu la leeree da ngay dugg ci bàmmeel ñaari malaayika tëpp la laaj la loo fi nekkee woon di nga wax dëgg parce que dëgg rek mooy njëkk mooy mujj te alxaqu yaalu wala yola alayhi dëgg moom dara du ko féete kaw caw nag mën naa bari ak pëccëxoo ak kii mais boo taxawee ci dëgg rek dëgg dina la fekk si mooy kon ñi yor nguur gi laa ëpp ñoom lay lancer message ñu xam ni dossier bi mën naa taal réew mi. léegi dossier bi mën naa taal réew mi mu doon loo xamante ni jamono ji ñu bëri ñu ngi si yéey di yàbbi kii di Adji Sarr dafa génn rek Ousmane Sonko génn est-ce que Ousmane Sonko jaroon na muy génn di waxaat si dossier bi comme moom nee na deful. ah oui Ousmane Sonko bu noppee ñu rendi ko wolof nee na bëy bala nga ko rendi di nga ko bàyyi mu yuuxu. bëy boo ko tiimee bëgg ko ren di nga ko bàyyi mu yuuxu Ousmane Sonko bis bu noppee faatu Ousmane Sonko Adji Sarr ak i mbokkam ak El Hadj Diouf ak ñooñu wax nañ la ni wax nañ ay conférence de presse ay yooni yoon pourtant seen camp dañu doon tàccu lan moo tax Ousmane Sonko génn wax rek république bi yëpp jaxasoo fu na ay réplique jóge fa loolu da nga ciy déggee ni ci ay scénario lañ nekk te scénario baaxul réew kenn du ko yor ci scénario ak film tey lii dëgg mooy président Macky Sall moom la yàlla jox réew mi ñu nangu ko tamit mu ni mu ngi ci 54% mu defi pexe ba récupérer Idrissa Seck waaye nag unanimité la kenn mënta am unanimité mooy mënoo ni kenn du taxaw sama kanam pour opposer ma comme récupérer na Idrissa Seck na ànd ak Idrissa Seck mu gouverner bàyyi ñeneen ñi ñu gouverner dossier bi dara nekku ci dafa vide man loolu laa gëm man Ousmane Macky Sall laa njëkk a xam ci Ousmane Sonko loolu mooy dëgg. léegi nga xamante ni c'est important ma daaneel. Macky Sall laa njëkk a xam ci Ousmane Sonko. Macky nga njëkk a xam ko Ousmane Sonko. que Ousmane Sonko mais. léegi lu tax nga def ci Ousmane Sonko. non man demuma sax ci Ousmane Sonko ñu bari dañuy jaawale man jënduma carte membre Ousmane Sonko bokkuma ci partem na leer
man parti bu ñuy wax Sénégal ci laa bokk. mais dossier bi dafa mel ni da nga fare trop ak ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko. waaw damaa gis ni dañ ko bëgg a jaay doole. ok damaa gis ni dañ ko bëgg a néewal doole dañ ko bëgg a kompaloo loolu moo tax ma taxaw ci wetam waaye man mënumaa far ci ginnaaw kenn Ousmane Sonko mii bis mën naa ñëw duñ bokk position. yaa ngi dégg xëy na nag nit ñi dañ lay gis nii ñun tooguñu ba tey ñuy soog wax ci politique man étudiants yi ñu ngi may dégg depuis ma nekk Égypte sama première année université laa commencé di dugg ci politique amul benn leader booy gis fi boo xam ne fekkuma keer ci ñi yor réew mi tey di ko doxal ku mel ni Alioune Badara Cissé maa ngi ci profité di ko ñaanal sama xarit la woon. yaa ngi dégg ñi ma xam sax ci ñi jege Macky Sall moo gën ñoom ñoo gën a bari que camp wu Ousmane Sonko waaye ñooñu ñëpp réew mi moo ma leen gënal. te man sama conscience lim ma jox yàlla wax ma ko yonent bi wax ma ko mooy nit boo ko tuumaalee njaaloo te amoo ñeenti seede yu bokkul fu ñu jóge maanaam charia nee na yow mi ko tuumaal nañ la caw kon bu doon ci charia la ñuy àtte El Hadj Diouf dañ koy caw parce que dafay tuumaal loo xam ne amu ci preuve charia laa wax. Adji Sarr dañ koy caw. El Hadj Diouf moom ci boppam. waaw dañ koy caw parce que dafa appuyer xalaatu Adji Sarr maanaam bu doon ci charia ku ànd ak Adji Sarr ñu caw la 80 coups parce que da ngaa tuumaal as gor njaaloo te amoo preuve lii mooy charia te loolu sëriñ si war nañoo am courage wax ko ku waxul lii rek xamal ni da ngaa ragal ñu woo la wala nga bëgg ku la jox xaalis lii mooy dëgg loolu àtte charia la mu des viol du lu ñuy organiser kenn du wax kaay violé ma loolu amagul ci àdduna bi. da nga jàpp ni li nga xamante ni mooy lu Adji Sarr wax Ousmane Sonko mooy da koo sàqu ni organisation la. xam nga dafa am loo xam logique la laaj logique. mbir mi ñi fekkee scénario bi yëpp dañoo fenloo Adji Sarr. Ndeye Khady Ndiaye dafa bokk ci acteurs yi principal yi wax na ni Adji Sarr day fen. Capitaine Touré. ku gis ay PVM. buñ ko toppoon Adji Sarr ak ci kaso bi. te ñii ñoo fekke mbir mi ki ko doon enquête ak ki mu nekkaloon ci kër gi. Séma Touré dañ ko mujj limogé ndax loolu. waaw capitaine Touré maa ngi ciy profité di ko mastaw. mu nekk capitaine bu am courage. boo xam ne histoire dina bindaat turam. kon mbir mi il faut ñu xam ni ñun dund gi dafa gàtt. yaa ngi dégg billahi man contre ma Macky Sall te mu ngi may dégg xam na ne man contre ma ko waaye réew mi moom ma ko gënal. c'est vrai man du ma bañ nit parce que gëm naa ne Macky Sall bés bu génnee ci réew mi dañ ko war a fekk fa mu nekk. di jëflanteeg moom lu baax. parce que am na lu mu def ci réew mi ci lu baax. waaye képp ku ko bëgg te bëgg koo dimbali da koy wax dossier bi na ko teg ci suuf. parce que dossier bii dépassé na Ousmane Sonko tey moo dépassé fu ñu koy jàppee. boo xamee ma daaneel c'est important boo xamee force bi nekk ci ginnaaw. am réew mënoo nekk leader ay ndaw ànd ak yow. diaspora bi nekk sa ginnaaw jeunesse bi gëm la. ñu ni kooku dañ koy neutraliser. loolu mënoon na am 1960 mais mënta am ci 2022. kon pexe yi ñuy def nañ ko teg ci suuf. ñu def dossier bi bu dee dañ koy àtte ñu def ko non-lieu man loolu laa gëm parce que dossier bi dara nekku ci. ministre de la justice bi yilif justice bi nee na viol amul te comme viol lañ ko doon toppee. kon wax ji farankulaayu na. léegi si dossier boobu. c'est important ministre de la justice moo yilif justice bi. nee na viol amul. moo ko wax wala wax ko dégg ngeen ko yéen journaliste yi. wax na ko comme léegi comme wax na ko kay wax ji nañ ko tëj. léegi si dossier bi est-ce que jarul nag ñu leeral ci kanamu sénégalais yi. waaw fekkee Sonko dañ ko tooñ. nañu xamal ni nañ ko tooñ mais ñii ñoo ko tooñ ñoo nekkoon ci ginnaaw Adji Sarr su ko fekkee Sonko aussi dafa def nañu xamal ni Sénégalais yi dafa def parce que dafa nekkoon événement boo xamante ni doomu aadama yu bëri dañ see ñàkk seen i bakkan. waaw loolu la ñuy regretter ñi ci faatu parce que ñi ci faatu mënoon nañoo bañ a faatu parce que sëñ Mountakha ba mu ne teg leen ko ci suuf bu ñu ko tegoon ci suuf kenn du faatu te man loolu mooy li ma ci metti parce que dossier bi boo xamee yoon xam ne dossier bi du dossier bu jëm fenn. boo xamee li xew laa waxuma ngay coow mais dossier bi kenn mënu ko jëme fenn parce que Sonko fukki xel xalaatul nga naan da nga koy teree bokk 2024 kenn xalaat ko mënu nekk loolu dafa impossible loolu Macky Sall la ko gën a xam ñi ànd ak moom ñoo la ko gën a xam. xanaa yàlla jëlee ko fi te ñaanuñu ko yàlla. non yàlla insha allahu rabbi dina ko fi bàyyi parce que Sonko man demaluma fenn maa ngi joxe sama dépense te gisuma ko yaa ngi dégg man li may wax yàlla moo tax may wax li may wax mooy espoir la dafa incarné espoir ñëw di jaay benn discours sénégalais yi bañ jënd ko li mu am looloo ko may bu ko bàyyee sénégalais yi bàyyi ko fi sénégalais yi kenn moomu leen yaa ngi dégg ñun falu nañ lu jiitu Sonko ñuy xam Sonko wala Macky Sall man sama imam gi kenn mënu koo génne
sama jàkk ji ku ñëw sama ginnaaw ngay topp Macky bu ñëwoon sama ginnaaw Sonko sama ginnaaw loolu la yàlla dogal yaa ngi dégg damay wax ni c'est important pour ñu waxtaan parce que réew mi fi mu ne fen dafa bëgg a dominer dëgg te nit ku saxi nopp ñun mën nañoo wax ak yow parce que nit kuy kàbbar rek di julli ko jàkkaarloo mën ngaa wax ak moom lii dëgg mooy éliminer Sonko Sénégal yi duñ ko nangu comme duñ ko nangu nag te dossier bii mën naa taal réew mi man loolu laa gëm parce que dossier boo ko ne càpp fukki nit ak ñett faatu bu di nit ke da nga koy teg ci suuf yaa ngi dégg gëm ni Macky Sall yàlla moo ko fi teg na doxal nguuram bàyyi opposition bi ñu opposé wu ku sénégalais yi fal ñu xam ne yow lañ fal ñu teg ko ci transparence teg ko ci ngor teg ko ci dignité ak ci démocratie. te loolu sax mooy am bu soobee yàlla mais ki nga xamante ni mooy génn Ousmane Sonko bi dañoo gis ni dafa joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xamante ni ñooy union des magistrats du Sénégal ba ñoom sax dañoo génn naan Ousmane Sonko bu fekkee xamul justice na noppi bu fekkee dafa xamul justice muy fonctionner na noppi mu dafa jàpp ni li nga xamante ni mooy justice Sénégal dañ koy manipuler est-ce que loolu c'est vrai. waaw xam nga il faut ñu def trait d'union. bañ a jaxase def amalgame Ousmane Sonko attaqué wul union des magistrats du Sénégal ki nekk ci bopp bi la attaqué. boo xoolee ci bopp bi ki nekk ci bopp génne ci union bi. waaw mais damay leeral rek gis nga ki nekk ci bopp bi la tudd boo xoolee bi muy wax monsieur le syndicaliste la ko doon wax. kon waxul magistrat yëpp ñoo mel noonu. te réew mi képp ku ni magistrat yëpp a yem mooy da ngaa yeb réew mi rek. am na fi magistrat yu diiñ gëm seen bopp. moom wax na ko sax moom Ousmane Sonko. non avant Sonko di ko wax man gënuma ko xam man Sonko daf maa gën a xam magistrat yi. man Sonko gënumaa xam magistrat yi man ci réew mi laa dëkk. am ci frère am ci cousin am na ci ñu sérieux bëgg lu baax nekkal fi réew mi. waaye am na fi ñoo xam ne heure bu ñu rendi politicien ci ñoom la ñuy jaar lii mooy dëkk parce que magistrat yi tamit duñ yàlla duñ yonent bi. duñ malaaka ay nit lañ comme ñun di naan ataaya di naan ataaya ak ndox mu sedd comme ñun kon mën nañoo waxante dëgg pour Sénégal loolu la ñu wax bu ñu def amalgame Sonko li mu wax lépp lu leer la moom bi Maître El Hadji Diouf di def conférence de presse yi fan la nekkoon moom xanaa nekkul woon ci réew mi. ci réew mi sax. waaw lu tax waxul woon léegi Sonko génn wax rek ñu activé la ngay wax maanaam il faut ñu respecter sénégalais yi xam ni sénégalais yi ñu jàkkaarloo tamit ay boroomi xel lañ fii réew mi ñun ñoo ko bokk. nañu ànd ci sérieux ak nawlonte gis nga justice du lu ñuy foowe boo demee ci alquran yàlla dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko na nga wax xeet wi ni leen ô les croyants observez strictement la justice soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne fût-ce contre vous-même contre vos pères et vos mères et proches parents qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux Allah a priorité sur eux deux et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous loolu mooy lan yaa ayyuha alladina amanu kunu qawamina bil qisti shuhadaa lillah walaw ala anfusikum yéen ñi gëm yàlla na ngeen di doxal justice waaye ngeen commencé ko ci seen bopp nee na justice bi yat bi bu waree dal sa ñaari waajur nga dóor leen ko moom la Cheikh El Hadji Abdou Aziz Dabakh daan wax naan dëgg ji bu waree tegu ci bopp Seydi Hadji Malick ma dóor ko ci man boo gisee kenn mënumaa yëngal mooy sama référence waaw Cheikh El Hadji Abdou Aziz Dabakh ñun moom boo gisee ñun ku saxi nopp mën nañoo wax ak yow yàlla dimbali nañu moom moo ñu pikiir loolu soo ko fee jóge awil waalidayni doonte sa ñaari waajur la ak sa collègue bi la jege wala aqrabin moo xam koo bokkal parti wala koo bokkalul parti nee na yoon na nga ko àtte ci ki am ak ki ñàkk loolu alxuraan la te alxuraan moo ëpp doole àtte boo mën a gis àtte yàlla moo gën a wér kon justice ku ko ndërmeel ci am réew ndërmeel nga réew mi li ñuy wax naan justice bi kenn du ci wax loolu waxi caaxaan la nit ñi mënuñu tere ñu wax ci justice bi parce que ñun ay sénégalais lañ man mi di wax droit islamique laa jàng ku ma gën a xam l'islam ku ma gën a xam droit yaa ngi dégg Ousmane Sonko mi ñuy wax def na droit am na ci formation droit étudiants yi nekk université moom lañ jàng kon fii ñëpp a xam lii droit liy wax nag dossier boo xam ne nag dañoo ni kenn du ci wax buñ ko xasee ba wax nañ ko généraliser kenn bañ cee wax waaye bàyyi ñii ñu ciy wax bu ci Ousmane Sonko waxee ñu ne tey àdduna bi tukki loolu mënta jàll ci Sénégal loolu ay caaxaan la yoo xam ne ju jëm fenn te jëmewul fenn réew mi parce que réew mi dafa soppiku fi mu ne ku ko xam la wolof naan la woon won ni na la woon won ni na bari na lu nit mënoon fi ne mënatu ko yaa ngi dégg nekk ci ginnaaw justice pour rendi opposition loolu jeex na fi def nañ ko ci Mamadou Diamu jàll yaa ngi dégg mënatuñ ko def ci benn sénégalais liy dëgg mooy dossier bi sëriñ si ñoo war a jël seen ay responsabilité imposer
nguur gi ak opposition bi ñu xam ni réew mi moomuñu ko. ñoom ils sont minoritaires dans ce pays. parce que politicien moom intérêt rek la xam. kiy wut nu muy fexe ba jot ci li muy wut lay wut. ki falu nu muy fexe ba téye nguuram lay wut. tous les moyens sont bons pour téye sa nguur. loolu nag réew mi waru ko nangu parce que réew mi ngor daf fee am. réew mi am na dëkk bu tudd Ngor. am na dëkk bu tudd Xaar Yàlla. am na dëkk bu tudd Gore. yooyu ay symbole la yoo xam ne diine indiwu ko fi la ko fekk. Buur Sine Kumba Ndoofeen korog ba muy dem di seede ji Cheikh Ahmad Bamba. du woon jullit catholique la woon maanaam duggagul woon ci l'islam kon réew mi dafa am valeur yu ñu am yoo xam ni l'islam fi la ko fekk. maa ngi ciy profité di ndokkeel suñu mbokki jàngu bi. parce que temps yi dégg nga fi ay coow yoo xam ne benn imam bu dof di wax waxi dof. loolu muy wax nañ xam ne réew mi nii li muy wax moom la engagé. ñun cohabitation bi ñu am fii benn nit mënu koo yàq. man mes meilleurs amis c'est des chrétiens. bi affaire bi amee dem naa ba seeti Abbé Jacques Seck waxtaan ak moom parce que ñun xam nañ li ñu boole xam nañ ni yàlla ci boppam moo indi ci àdduna bi diversité. kenn ku ci ne nañ la bàyyi la nga gëm ko. yaa ngi dégg du tere kenn ku ci ne ci ñun doxal sa diine ni nga sentiree ni noonu nga ko jàppee ak ni la ko sa diine santé kon réew mi politiciens yi waruñu nangu ñu jàpp ko otage. tey nag jàmm réew mi ci loxo Macky Sall la nekk parce que moo yor réew mi bu bëggee jàmm jàpp naa ni jàmm dina am waaye bu fekkee ni dañoo bëgg a topp mbir mi ba mu sës jàpp naa ni yuuxu dina jóge fu ñu ko foogeewul parce que man li ma gëm laay wax fii mooy Ousmane Sonko dépassé na fu ñu koy rendee parce que mooy force politique bi ëpp doole tey ci opposition bi kooku boo taxawee pour jëm ko faagaagal bu réew mi demee ci kaaw yow yaay responsable. léegi dañuy daanalee si li nga xamante ni mooy affaire criminalisation de l'homosexualité ba léegi amul suivi gis nañ ñi nga xamante ni ñooy waa ONG Jamra ñoom tamit génnoon nañ di si yey di yàbbi mais ba léegi dara jugul mais bañ si waxee waa ONG bi ñoom bañ si waxee am na benn ndaw soo xamante ni Fatou Ndiaye Fouta Tampi lañ koy woowee dafa ne ñi nga xamante ni ñoo nekk si ONG Jamra boobu dañoo war a noppi sinon rek mu wax est-ce que amul luñ sekk entre Fatou Ndiaye Fouta Tampi ak ñi nga xamante ni ñooy paa yu nekk ONG Jamra. waaw loolu moom man mënuma cee sori parce que man yàlla dafa dogal bokkuma ONG Jamra man ragal naa bu dee association benn laa bokk muy ànd sàmm jikko yi te la ma fa boole tamit mooy valeurs yi ñuy xeex rek yaa ngi dégg man nanguma bokk sax ci ay association parce que man si xeex bi lañ bokk ñoom itam mooy ànd sàmm ñooñu sax ñoo porté xeex bi du ONG Jamra membre la ci rek parce que ànd sàmm jikko yi ab collectif la bu dajaloo association yëpp ñëw kenn ku ci nekk boo ñëwee nga représenté fa sa association ñu tuddee ko ànd sàmm jikko yi collectif kon Fatou Ndiaye nu mu tudd Fatou Ndiaye Tampi loolu muy wax moom man mënuma cee sori parce que awma ci benn preuve quoi te et puis wax ju doyoo di la joo xam man awma lu ma njariñ man fi ne li ma amal njariñ mooy ànd sàmm jikko yi gi ma bokk nan la ñuy fexee ba ñu wut solution ci ngóor jigéen ki dakk ci réew mi agenda bi ñu arrêté ko waaye nag ñu bañ a politiser mouvement bi c'est important parce que mouvement bi mouvement la boo xam ni dafa war a rester neutre bañ a jël benn position politique jouer rôle société civile ku bëgg a def politique nag ci ñun am nga droit libre nga dem defi ko bokk ci parti bu la neex waaye lu toll ni signature Serigne Mountakha ëpp naa politiser lu toll ni signature Serigne Babacar Sy Cheikh Mahi Niass ëpp naa politiser lii dama koy wax pour alerte parce que man fu ma bokk dinaa ci wax sama xalaat donte waxuma ci seen tur man alerte waa ànd sàmm jikko yi man yàlla dafa dogal falaa bokk mën naa ni bu ñuy cotiser damay joxe bu ñuy teew damay teew bu gars yi heure bu ñu leen naree sonal maay génn wax bari na ponkal yoom bu ñu leen fi mbëkkee maay jël taxaw défendre leen teg ko rek ci dëgg nag ak rafet njortu ni combat bi ñuy mëne pour Sénégal la maanaam waxuma ni ñoom dañuy am liste mais élection yaa ngi ñëw te jàpp naa ni ànd sàmm jikko yi am liste wërta am sàmm jikko yi dafa war a taxaw rek jouer ci digg bi neutre du tere ne koo xam ne da ngaa bokk ci biir ànd sàmm jikko yi boo bëggee sa liste nga dem wuti ko mais ñoom ña fa des ñu taxaw jouer rôle société civile pour mën a continuer di xeex valeurs yi loolu dafa am solo te rafet naa ci njot parce que ñu mel ni Babacar Mbuub ak Matar Sarr ñooñu amuñu benn ambition politique te ñooñu ñoo ŋànk mouvement bi kon loolu soññe la parce que bu ñun li ñuy bañal Macky Sall rek loolu la ñuy bañal opposition bi nekkuñu fi tamit pour parparloo politique la diine la
yaa ngi dégg maanaam Sénégalais yi boo leen woowee ci politique demal nga def politique mais boo leen woowee ci sàmm ay valeur rester ci sàmm ay valeur boo leen woowee nag ci ni yow da ngaa bëgg di wax ci lépp xam nga man tey aw ma sujet tabu man ci lépp laay wax yaa ngi dégg mais nag tey ñu bari dañoo jàpp ni sax damaa bokk yeewi déedéet yeewi bokkuma fa dama xaw a bokk ak ñoom ay idéologie ay xalaat yaa ngi dégg léeg-léeg bari na yoo xam mën nañ cee bañ a bokk position te bis bu dara ñëwee bokkuñu ci position ma génn wax ko parce que kenn ci ñoom joxuma 100 francs yaa ngi dégg sama daara ji ba ma koy taxawal xaw ma leen sama jàkka ji ba ma fay nekk xaw ma leen samay soxna bi ma leen di takk joxuñu ma kon man mën naa wax sama xalaat réew mi ñun ñoo ko bokk boo gisee man dossier bi ma ci sonn du wax du pour lu neex Ousmane Sonko wala lu naqari Macky Sall mais damaa xam dossier bi fi mu jëmee réew mi te réew mi méritowul république di fi jóg te réew mi bu ñu taxawul am fullaak fayda di république mën nañ koo ñàkk mën nañ ko ñàkk parce que tey sous région bi réew yi ñu wër yëpp gis nga ni ña ngay tàkk Sénégal rek a fi des kon nag ñun ñii di ay nitu diine dañoo war jël suñuy responsabilité wax waaye ay xoqatal wala ay boy yi def ay commentaire waru laa tere wax sa xalaat surtout boo yégee sa responsabilité waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax guide suñu guide religieux imam Dramé di leen jaajëfal yéen itam aussi mbokk internet yi di leen wax gis ngeen lépp loo xamante ni xewoon na fii ci Sénégal chaque saa yu nekk dañ koy faram-fàccee ak ay invités yoo xamante ni dañoo pertinent ci seen analyse ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications.